mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm ci tàmm bi ak safo télévision Futur Média xibaar yi kon door ko ak anniversaire suuxu bateau le Joola fukkat ak juróom benn ci ñaar fukk fan ak juróom benn ci weeru septembre tey ji ñu koy fàttaliku waaye am loo xam ni ñor na lool njabootu ña loru woon ci xeexu googe ñuy fàttaliku bokk na ci kon bateau bala ca des nekk ci biir géej ak léegi ñu mun kaa génnee doon xeexu goo xam ne nag bokk na ci ñu gis ne ci àdduna si daal tiis googe màgg na lool ba ñu koy fàttaliku Bakary Domingo Mané doon journaliste xam màcc te lépp loo xam ne ni xew na ci ñu tàllal ko suñu micro ci biir njàngat gi nga xam ne ni Fatoumata Touré def na ko. juróom benn ñu nekk ci naqar ñi nga xam ni ñoo ñàkk seeni ñooñ ci bateau le Joola daati nag bëgg rek ñu wax leen lan moo waral jëye joojee ñoom sax dañoo jàpp ni justice dafa war a am te tamit ñu génnee bateau bi ci ndox mi. munoo wax ne ñu si ñàkk seen bàkken yépp munoo wax ne après dara du si xew amul benn responsable wala responsable yi nekkatuñ fi loolu du lu xel mën a nangu. renflouement bi tamit dafa doon lu am solo lool parce que nga am say parents ñu nekk si biir benn bateau suux ñu des si biir géej bi loolu métti na lool. Il faut que renflouement bi ñu mun ko def te également renflouement bi day participer si le fait que ñu mun a xam lan moo tax bateau bi suux loolu yëpp daf si dugg. ay laaj yu bëri daa ci sampu ngir xam rek li tax autorité yi bëgguñu génnee bateau bi. ñuy revendiquer pour ñu génne ko léegi maanaam góoma ni dañuy am vraiment satisfaction parce que am na lu nekk si biir xëy na état am na ko mais ñoom xamuñu ko donc moo tax état moo dafa doy waar comme tubaab di wax rek l'état c'est un monstre froid et am na ñuy wax tamit si français que état lu ñuy wax raison d'état. raison d'état dafa ëmb lépp loo xam ne ay secret la nekk ci biir nit ñi yëpp waruñu ko xam. waaye nag moom dafa jàpp ni am na luy ñuul ci sow mi. tant que génnuñu bateau bi pour ñu xam exactement kan moo responsable drame bi lan moo xewoon guddi googu seen xel mënul toog. xëy na mu am li muy protéger parce que comme ni ma la waxee rek ba léegi kenn jàppul responsable drame du Joola. dossier le Joola nekk ci loxo yoon ñaari nguur nag jaar nañ fi waaye famille yi di xaarandi ba tey ñu wax leen rek lan moo xew dëgg-dëgg ci ñaar fukki fan ak juróom benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru septembre ci atum 2002. jërëjëf Fatoumata Touré kon yéextal googe ñëpp ne meeku ko ñeel kon génne bateau bi ci biir ndox mi waaye fekk na jërim yi doon ay pupilles de la nation doon kon ñi ngeen xam ne ni seeni waajur dañoo des ci suux googe toll nag ci juróom-ñaari téeméer ak fukk ak ñett état bi taxawu leen lépp nag ngir daal gunge leen ba ñuy am fukkat ak juróom-ñett war a kon mën a seen bopp njàngat gi ak kon Habib Faye. juróom-ñaari téeméer ak fukk ak ñetti jirim ñooñee la office national des pupilles de la nation jël en charge bi léegi mbir ba léegi ñoo ngi koy waxtaanee. bénéficier wu ci statut pupille de la nation boobu bi ci njëkk mooy doomu policier ak gendarme ak fonctionnaire ak militaire yi nga xamante ni seeni wayjur dañoo wàññeeku ci seen wàllu liggéey que mu nekk ci biir dëkk bi walla ci bitim réew. beneen catégorie bi loi bi fixé mooy xale mineurs yi nga xamante ni seeni waajur dafa am catastrophe bu am état bi reconnaître sa responsabilité lu ci mel ni bateau le Joola lu ci mel ni bateau Bettenty xale bu nekk chaque mois dafay jot benn lu ñuy wax bourse allocation la bu 35 000 francs ren ji lañ ko yokk 35 000. xale bu ci nekk di jàng bu fekkente ne da nga nekk ci école privée école publique d'abord. dañuy waxtaan ak école yi yóbbu leen décret bi yóbbu leen loi bi wax leen ni xale bi warul fay frais d'inscription. office bi ne ñoom li ñeel wàllum subvention moom moo koy jël ba keroog ñuy am fukki at ak juróom-ñett waaye yenn ci jirim yooyee amuñu chance ngir rek ñu jël leen en charge. ñi ñu beddi woon kay mooy ñi nga xamante ni ba bato bu suuxee le temps ñuy def mise en place indi loi indi décret majeur nañ ci diggante bi kenn mënu leen déclarer. li ñeel wàllum prise en charge googe ci yenn ci jirim yi loolee ba léegi antuwul donte sax loi gi woote nañ ko ci pencum ndawum réew mi ca atum 2006 waaye waa office national des pupilles de la nation ne sax la ñu mbébét rek moo di sargal élèves ya nga xamante nit ñoo gën a ràññeeku ci at mi
jërëjëf kon Habib Faye doxantu kon ba ca direction générale de la poste démb la woon nag kon laalee dox fa tàngoon jër ci diggante ñoo xam ne ni bokk nañu ci syndicat national des travailleurs des postes ak ñeneen ñoo xam ni kon dañoo far mbala sax di jàppale Siré Dia kon directeur général gu poste am ñoo ci jëlee gaañu kon police taxawoon fa sax lépp kon ngir jàmm delsi ci assemblée générale gi nga xam ni kon SNTP mu ngi ko bëggoon amal waaye am ñu taxaw ne du fa am dañ ciy teewlu Mamadou Sarr. bi juróom-ñeenti waxtu tegalee fukki minute ak juróom la mbooloo mu takku farek kii di directeur général bu poste daal di ñëw si bërëb bii di direction générale bu kër gi ngir wane seen ñàkk ànd si lii di assemblée générale bi syndicat bi ëmb liggéeykatu poste doon amal ñu jot faa sax jàppante ci seen biir. gannaaw xeex boobu nag ñii di takku der yi daal dinañ fa ñëw sànni fa ay lacrymogène ngir mën a tasaare ñii di way manifester yi waaye it jot nañ faa teg loxo ñenn si ñi ànd ak kii di Siré Dia. gannaaw loolu nag sous-préfet bu Dakar Plateau daal di ñëw ngir jéem a dakkal boobule coow. li waral coow li yëpp nag di syndicat bi ëmb liggéeykatu poste yi dañu amoon yéene amal benn assemblée générale ngir ñaawlu yorinu kër gi di poste waaye it wax jafe-jafe yi fa am doon loo xam ne ñii fa rek kii di Siré Dia ànduñu ci benn yoon. jërëjëf kon Mamadou Sarr waaye am ñeneen ñu yëkkati seen kaddu bokk ci intersyndical gi nga xam ni kon ëmm na yeneen i syndicat bokk na ci SYTPOS SYNAPOST SLGP waaye SNTP ñoom nag weddi tuuma lépp loo xam ni ñeel na détournement goo xam ñu ngi ko fay amal toll ci kon téeméeru milliards ci suñuy koppar ñu jàpp ni kon kaddu yi ñi nga xam ne nii ñooñee doon amal assemblée générale démb yëkkati nañu ko du leen lu dul kon teg kon daal ay kaddu yu teggunuwul njiitam di Siré Dia. Amadou Dem moo yëkkati kaddu yi doon kon ki yoroon kaddu intersyndical bi ci micro Ousseynou Diop Habib Seck. nañ de politique def ci rax ndaxte bu nu fàttalikoo comme ni ko Amath waxee léegi ADEP bi nga xam te ne moo jëkk a génn bu nga génnoon ca bayu élection législative ba ñu génnee la ñu waxoon lu mel nii mu rëy lool tey jii ñu génnaat ci génn façon bi ci bayu élection présidentielle ànd nag ak ay politiciens yu ko jël di ko commenté ci presse bi ñëpp di ko dégg ñu wér ne kon lii ñun ñi ne ci kër gi ànd ak ñoom ci kër gi xam nañ ne lii nekkul kon nag bu fekkee ay politiciens dañ ko bëgg a jariñoo suñu kër lu mu leen jaral ñoom pour tas suñu kër ñun war ñu koo jaral pour defar suñu kër. information boobu bokk na ci li nga xam te ne yokk na suñu farlu ndax daf nu daloon ci xeex boo xam ne même syndicat bi moo ko defoon ci directeur général bu njëkk ba mu ko defee demoon na ba toll ci ne ci yokku coow ne poste mënatul fay sax mandat bu 20 000 francs loolu fi la ñu fekk ñun ñëpp mu ne poste nga jëm ci banqueroute. wax joo xam ne moo wax dafa weddi boppam ndax mënoo jëm ci banqueroute tey fayoo ko avant fin du mois avant le 25 wala banqueroute bu donc wax joo xam. ñu wax nag ci kon toogaayu CUSEMS ak kon artu ya nga xam ne nii mu ngi koy def ñeel kon année scolaire gi ñu dëgmal boo moyul kon ay jafe-jafe dina ci am ndax it bëgg nañu daal nguur gi sàmmante ak lépp loo xam ne nii xaatim nañu ko rawatina ci at gi ñu nekk mbokk kon Abdoulaye Ndoye yëkkati ko démb ci ab ndaje goo xam ne nii ñu ngi ko doon amal dañ ci teewlu Souadou Ndiaye. fu jàngalekat yi maanaam droit et obligation de l'enseignement mu nekkoon waxtaanu tey waa CUSEMS ñu nekkoon ci seen juróomeelu conseil national mu nekkoon waa cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire muy kuréel bu yor jàngale diggu doom bi ci ndaje boobu nag ñii di waa CUSEMS juguñu di dànkaafu nguur gi ci lu ñu xaatimoon seen diggante di rub année scolaire 2017-2018 bu ñu bëggee jàmm ci école bi nañu respecter accords yi loolu rek mooy indi jàmm ci école bi leneen du ko indi parce que gor ca wax ji dankaa fu ñu defe naa ni tey ñëpp nangu nañu ne jàngalekat yi am nañu dëgg ndax daaw grève bi métti woon na ñëpp a tiit jaaxle kenn xamul foo jëm jàngalekat yi nangu teg yëpp ci suuf dellu ci classe yi dem ci examen yi bokk ci examen yi lépp lu ñu jëloon comme engagement ñun respecté nañ nguur gi moo ci des kon nag nguur gi lu ñuy xaar ci moom mooy mu respecté accord yu ñu signé loolu mooy indi jàmm parce que wax lu koy gàttal moo gën lu koy guddal.
ci boobu lay daje kilifa yu bëri ñu ngi fa woon ñii di jàngalekat yi nag di àttu nguur gi te di wax ni duñu dellu ginnaaw benn yoon. ñu ngi dem ci année boo xam ne année bu difficile la année électorale ñun suñu agenda du agenda politicien yi bu ñu amee problème dinañ ko poser bu ñu amee lu ñu naqari dinañ ko poser parce que loolu mooy rôle lu syndicat. syndicat dafa c'est un principe constitutionnel droit syndical dafa bokk ci constitution Sénégal kon nag nguur gi tey moom moo yore caabi ci moo yore solution bi lenn kese la mooy waxtaan nañu signé nañu jël na ay engagement na ko respecté bu ko defee am nañu yaakaar ni jàmm dana am ci njàng bi. tey nag nañu amaloon seen juróomeelu conseil national thème bu ñu jëloon di waxtaanee ak yelleefu jàngalekat yi waaye tamit di waxtaanee situation enseignement moyen fii ci Sénégal. jërëjëf Souadou Ndiaye.